dibeer fukki fan siiw tam xarit atum junne ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar gàddaay ga mbokk yi dalee nag jàmm si xibaari marax yi dañ koy dooree ak docteur Amadou Alpha Sall mi nga xam ne mooy directeur bu institut Pasteur bu Ndakaaru moom nag àdduna si li nga xamante ni bii moo di taxawaayu mbasum coronavirus si réewum Sénégal ak kilifa yi ni ñu ci taxawee mu ne gestion bi maanaam li nga xam ne noonu lañ ko yoree war nañ ko mën a rafetlu ndaxte mucc na ayib lu jëm si nag li nga xamante ni bii moo di xew-xew diine yi nga xamante ni bi ñoo dëkkmal si suñu kanam si réewum Sénégal lépp lu si jëm bëgg du joxar bay baaram kenn waaye li mu jàpp moo di faaw ñu waxtaan ak kilifa yi ba gindeeku gu gën a mucc ayib daat si am li nga xam ne nag moo jëm si wàllum vaccin maanaam li nga xam ne moom la ñu mën a fajoo si mbasum coronavirus mu ne réew Afrique yi des nañ si ginnaaw waaye ñoom waa Institut Pasteur jekk nañu bu fekkee ne boobule vaccin am na fu mu mën di am si àdduna bi rek réewum Sénégal njëkk see jot nekk seqoon na ak waxtaan ak Mamadou Ibra Kane si émission bi ñu duppee jury du dimanche jukki la ak Abdourahmane Ly. si fukk ak ñetti junni nit ak juróomi téeméer yi nga xamante ne fekk nañu jàngoroy coronavirus ci seen yaram lu ëpp ñaari téeméer ak juróom-ñetti fukk ñàkk nañu seen bakkan gannaaw lu jege juróom benn weer diggante bi fi mbas bi duggee ak léegi kii nga xamante ne moo jiite Institut Pasteur bu Ndakaaru ngi def bilan bi muy bilan bu mu tuddee honorable muy kàddu bu am bu baax lu muy wundu. Quand je dis honorable, je veux dire que au rang des pays qui sont mën nañoo jàpp ne xeex bu ñuy xeex mbas bi fii ci Sénégal ab succès la lu waral li ni mel mooy am na ci fànn yu bari yoo xam ne ñu ngi koy doxal te mu doon ay réussite ci wàllu woowee looloo tax sax ñu bari jàpp ne Sénégal mën na leen jàppale ci wàllu woowee moo tax ñu dem fële ci Gambie waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo fa nekk gannaaw ba suñu nguur ci Sénégal waxee ñu dem fa ngir seet nan lañ leen mën a dimbalee ngir ñu xeex mbas bi Covid-19 ci Gambie loolu nag ñu amal ko te mu doon waxtaan boo xam ne am na lu mu jur ci lu bari di doon ay ngëneel. On pense que le Sénégal a fait des efforts et donc c'est un échange fructueux on a aussi appris. yéeg ni vaccin bi nga xamante ni moo mën a xeex ak jàngoroy coronavirus ci continent africain bi la jógee dina doon luy bett loolu virologue bi ci jamono ji nga xamante ni daanaka cas yi day gën di yokku wante nag mi ngi xamle ni Institut Pasteur bu Dakaaru ngi liggéey ngir vaccin bu amee ak fu mu mënti jógee Sénégal mën see jot. On a besoin de savoir comment il réagit chez l'homme. Parce qu'on le teste d'abord chez l'animal, on regarde est-ce que le vaccin lui-même ne pose pas de problème. Ensuite, on passe par une phase où... xam nga nag lu jëm ci wàllum vaccin bu ñu war a jagleel mbas bi Covid-19 dañ koy testé ba noppi ci mala yi ngir xool ban réaction la ci war a mën a am gannaaw loolu nag bu fekkee ne baax na lañ koy jagleel ñi nga xam ne ñooy doomu aadama yi Sénégal nag mënuma wax ne ñun dañuy sóobu ci xeex bi nga xam ne mooy tax ñu am vaccin bi ngir jële fi mbas bi Covid-19 waaye lu wér te wóor mooy am nañ fii ci suñu réew xam-xam bu ñu war a mën a tax ñu daal di am li nga xam ne mooy vaccin ngir suñu askan mën cee jariñu. Nous avons au Sénégal tout ce qui est nécessaire comme pour les traitements pour évaluer ça dans de très bonnes conditions et pour justement en faire profiter nos populations. jafe-jafe gi jëm ci wàllum dajaloo gi nag muy li nga xamante ni moo gën a sonal kilifa yi ngànk kaaraange gi wante itam mu wérgu yaram bi fexe ba di ko moytandiku mooy diglewu wala ñu ne conseil yu ki nga xamante ni xam-xamam daa màcc ci wàllum santé publique moom nag jàpp na ni dañu war a gën di ñaax askan wi ci balaa gi moo gën di leen di joxañ baaraam rawatina nag bu jëmee ci ay dajaloo ci wàllum diine gi. J'ai parlé d'un événement religieux par rapport à un baptême ou un mariage. jàpp naa ne jaaduwul ñuy méngale li nga xam ne mooy ngénte wala mariage ak ay xew-xewu diine ndax mbiri bokkul te man li ma gëm mooy ñi nga xam ne ñooy ŋànk diine yi ñoom ay nit yu mag lañ ay nit yu responsable lañ te xam nañ bu baax li nga xam ne moom la ñu yor moo tax ma gis ne lu ñu waroon wax ci rassemblement yépp ci ana naka la mën a yokk li nga xam ne mooy mbas bi Covid-19 fii ci suñu réew wax nañ ko ba noppi léegi nag ñoom daal ñooy xool ana naka lañ mën a def ak yan matuwaay lañ war a jël ngir daal di moytu lu ni mel te sax boo seetee ñi nga xam ne ñooy kilifa diine yi ñoom virus bi mën na leen sonal bu baax ndax ñu ci bari ci ñoom ay mag lañu. Même risqué souvent c'est des personnes âgées et cetera. si jàkkaarloom ak Mamadou Ibra Kane virologue bi nga xamante ni moo jiite Institut Pasteur bu Ndakaaru ànd na ak nawlem bi di professeur Seydi si efficacité wu hydroxychloroquine bu fekkee ni kii nga xamante ni moo feebar teel na ko jël fenn rek la garab googu ñàkkee efficace ay kàddoom muy bu ñu demee ba cas bi gën a graaw ñu koy doog a jël.
jàngum wàllum wér-gu-yaram daara Ndakaaru royukaay la dëgg ci àdduna bi Afrique rawatina bu ñu sukkandikoo ci docteur Alpha Amadou Sall mi directeur bu Institut Pasteur moom bu jëlee ñi nga xam te ne bi ñoo di professeur Moussa Seydi mi nga xam ne daanaka dinu Afrique yëpp ñu ngi ko fay yittewoo ngir mu taxaw mbasum coronavirus ak Didier Raoult professeur Didier Raoult bu Marseille mi nga xam ne daanaka jaaram ci Sénégal am na lu mu def lu bari ci xam-xam ak xarañteef gi nga xam ne am na day wane ne réewum Sénégal am na xarañteef gu mucc ayib ci wàllu wér-gu-yaram waaye nag faaw mu ne ñu jooyante lu jëm ci plateau médical bu fekkee ne bëgg nañu faju duñ ko jigaaneeti fenn ay kàddoom ñu teewlu ko moom professeur docteur Amadou Alpha Sall ci micro Mamadou Ibra Kane. Je pense que si par école on entend le fait qu'un endroit où on peut apprendre, un endroit d'où on peut s'inspirer, je pense qu'on peut dire qu'il y a une école de Dakar où vraiment des pratiques. mën nañ jàpp ne école Dakar am na ndax Ndakaaru dafa nekk bërëb boo xam ne dañ fay jàng bu baax lépp lu jëm ci wàllum médecine te nag boo seetee ku mel ni professeur Seydi ak ñeneen ñoo xam ne seen xam-xam dafa màcc ci wàllu maladie infectieuse fii lañ leen jàngale fii ci Ndakaaru te loolu nag yemul rek ci ñoom am na ñeneen ñoo xam ne doon ay borom xam-xam yu mag tey jii fii lañ jàngee lu jëm nag ci wàllum plateau médical bi jàpp naa ne bis buñ ko defaraatee bu baax a baax dina tax lu jëm ci wàllum pàcc yokk bu baax fii ci Sénégal te loolu am naa ci yaakaar ndax ay weer a ngi yu ñu jógee teewee naa benn ndaje boo xam ne ñu ngi fi doon wax ay wàllum koppar yu ñu war a yëkkati dugal ko ci wàllum santé te loolu nag mi ngi ñeewal hôpital yu ci mel ni Dalal Jàmm ak yeneen yoo xam ne dina tax mu yokk bu baax seen plateau technique médical te fii Sénégal jàpp naa ne ngir ñu jëlee fii nit ñi di jóge fii dem di faje ji feneen loolu du doon lu yomb waaye nag jàpp naa ne gis bu ñu yokkee bu baax lépp lu duggee ci wàllum plateau technique médical bi dina tax mu wàññeeku bu baax a baax. Je pense qu'on n'évitera jamais les évacuations sanitaires parce qu'il y a des cas qui sont toujours très très difficiles, mais en tout cas de prendre en charge la majorité des cas ici. ñetti junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñetti fukk ak ñetti doomi aadama ñoo tëdd tawat ci mbasum coronavirus ginnaaw xayma bis bi nga xam ne def na ko docteur Alaaji Mamadou Ndiaye mu màkkaanam jor ngir wàllum fegu gi ñu teewlu ko. ci junni ak ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn test yi ñu def téeméer ñoo ci positif. am nañ ci juróom benn fukki cas contact mooy ñi nga xam ne am nañ ci doomu jàngoro ji waaye ki leen ko wàll mooy nga xam ne dañoo jot a jaxasoo ak ki amoon doomu jàngoro ji ñaar ñoo ci cas importé mooy ñu jógee bitim réew te ñu ngi duggee aéroport international Blaise Diagne bu Diass fanweer ak juróom-ñett ñoo ci cas communautaire mooy ñi nga xam ne am nañu feebar bi waaye xamuñu ku leen ko wàll ñooñu nag nii la ñu tëddee ci gox yi may lim Géejawaay am na ci ñett Parcelles Assainies am ci ñett Thiès am ci ñett Mermoz am ci ñaar Ouest Foire am ci ñaar Pout am ci ñaar Saint-Louis am ci ñaar Bignona am benn Cissés Foire am benn Diamniadio am benn Fass Delorme am benn Grand Yoff am benn Grand Dakar am benn HLM Grand Médine am benn Kédougou am benn Xombol am benn Liberté 6 benn Louga benn Mariste benn Mbao benn Nioro benn Wokam benn Richard Toll benn Rufisque benn Saraya benn Tivaouane benn ak Touba benn téeméer ak juróom fukk ak juróom si malade yi ñoo xam ne dañoo entré woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla ànde fanweer ak juróom benn ñu nga réanimation ñaari malade ñàkk nañu seen bakkan bésu démb dibéer ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weer août bu ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan bésu tey dalee ko ci cas bu njëkk ba Sénégal wëññi na fukki junni ak ñett ak juróomi téeméer ak juróom fukk ak juróom benn cas positif mooy ñi am ci jot ci doomu jàngoro ji ci ñooñu nag juróom-ñeenti junni téeméer juróom-ñett ak juróom-ñett wér nañ si ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñeent ñàkk seen bakkan mu des ñetti junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñett ci lalu hôpital yi wala ci loxo docteur yi.
wàllum koom-koom ngir ñu mën ko dàbbaliwaat ginnaaw mbasum coronavirus gi nga xam ne nërmeelal na bu baax a baax koom-koom si réew mi njiitu réew mi président Macky Sall nag faaw mu mën a jublu si ñi nga xam te ni bii ñoo di jooyantiwaat yi waatu wàllum koom si biti réew loole lu mënta ñàkk la si kàddu Khadim Bamba Diagne mi nga xam ne xeltukat la si wàllum koom ak koppar moom nag li mu gis moo di tànki njiitu réew mi sa diwaan tugal nga waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo di waa MEDEF kuréel gi ëmb ñi nga xam ne ñoo di entreprise yi foofee si diwaan ba mënta ñàkk ay kàddoom ñu teewlu ko taataan na ko Moustapha Gabar Diop. waaw xam nga boo nekkee ci réew moo xamante ni da nga li la wër suñu sous région bi Mali mi ngi am problème Côte d'Ivoire mën na am problème ndax élection politique Guinée Conakry mën na am problème ndax élection Nigéria dafa am problème bu ko doy sëkk ndax pétrole bi di wàcc ak Boko Haram ñu bëri mën nañoo jàpp ni donc Afrique de l'Ouest dafa instable maintenant boo nekkee yow ci Afrique de l'Ouest dëkk boo xamante ni am nga stabilité da nga ko war a jaay dafa la war a jëriñ dara moo tax pour man luy jaar yoon la président bi dem fu investisseur nekk ci àdduna waxuma rek France war na dem Chine war na dem dans les pays arabes fu investisseur nekk ndax réew lu koy doxal mooy investissement parce que entreprise bu mën a ñëw implanté wu Sénégal ay Sénégalais ñoo fay ay Guinée liggéeyuñu fa ay Sénégalais ñoo fay xëy entreprise lépp lu mu jënd Sénégal am ci TVA ñi fay liggéey di fay impôt sur le revenu entreprise bu amee bénéfice Sénégal moom 30% yi donc Sénégal rek moom intérêt à ce que entreprise yi ñëw donc un président responsable ci situation bi ñu nekk ak li ñu dund nii yëpp pour mu yombal lu bëri dafa war a dem wuti ay partenaires war a dem wuti ay investisseurs maintenant nag li ñu ci war a jàng rek mooy bu ñu noppee bañ a def dara dañuy jàpp ni Afrique de l'Ouest yëpp moo nekk en ébullition wóoratul parce que ñu bëri noonu la ñu caractériser Afrique de l'Ouest Afrique du centre te boo xoolee pays yu xaw a ëpp doole Afrique de l'Ouest yu bëri dañoo yëngu donc boo ci nekkee yow am stabilité da nga koy jaay loolu moom pour man lu yenu maanaa la. lan moo yenu maanaa si màggalu Tuuba gi nga xam ne moom la ñu dëgmal ak jamono yi mbasum coronavirus laaj ba samp ay xeltukat daal ci xalaat ne faaw nag ñu xool naka la ñu mën a jooyante mbir yi bu ko jaree bu fekkee ne kenn mënta toog ku nekk toog sa kër it màggal ñi nga xam ne ñooy dem foofee si diwaanu dëkk bu sell ba di Tuuba ñu sàmmonteeg li nga xam ne mooy digle ak tere yi te moo ne dëppoog li nga xam ne mooy digle yi nga xam te ne bii Serigne Touba Serigne Mountakha Bassirou joxe na ko kenn si ñoom mu barak loo xeltukat la si wàllum koom ñu teewlu ay kàddoom jokkoo naak moom Iyane Demba Tine baat bi nga xam ne mooy di mujj di xalit bi sëñ Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg te wér moom lay wax ndax porte-parole wax na am na réunion yu am waaye yaakaar naa ci fan yi ñëw moom dana wax loo xam ne dootu ci dellu si moom nag ñaari wax benn la ci mën a wax benn bi mooy mu ne comme niñ ko daan defe bu njëkk ci taawu sëñ Mourou Moustapha rahmatullah alayhi na ku ne màggal fi ñu nekk beneen bi mooy comme niñ koy defee bi sëñ Sall rahmatullah alayhi ñëwee nañu ñëw Tuuba di ko màggal waaye bu fekkee ne loolu la ñu def day laaj nit ñi sol masque day laaj dandante bi ak yeneen loolu nag xam naa du yomb ci 20 millions wala juróomi millions yu daje ci dëkk nga xam ne daanaka soo jëloon Sénégal su doon Sénégal ñeent la benn bi mu ngi Tuubaa ci bis boobu tàndante bi xam naa du yomb waaye nag nañu ñaan yàlla ñu respecté digal bi fekkee wax na nañu ñëw comme niñ leen ko waxee mooy ñu takk masque ba pare tàndante lu ñu man li ci des mooy ñaan ndax ñaan rek moo ci mën a génne nit ñi ndax dandante moom su amul loo takk masque su jaxasoo amee rek risque bi day gën a bàyyi. mu barak loo doon àddu ginnaaw këyit boo xam ne dëxëñ nañ ko daat koy jébal comité d'organisation bi ñoom nag dafa mel ni indi nañ ay tontu ginnaaw ñoom tamit yër gi ñu ko yër daal di ci def ay poñ yu yaatu ñoom it la ñu gisee mbir yi moo di faaw ñu xool ki nga xam ne moo di kilifa ga lu mu ci xalaat rek comme que li nga xam ne moo di xalaat yooyu jébbal nañ ko du yàq ne dinañ ci dikkaat si yeneen njataayu xibaar ñu wutali diwaanu Mali xibaar yi biti réew ngir wax si ki nga xam ne moo di imam Mahmoud Dicko bi jiitee mouvement 5 juin M5 ginnaaw waxtaan yi nga xam ne seq nañ ko ñi nga xam ne ñoo di takk der
foqate nguur ga jamono ji si diwaanu Mali ñoom nag ginnaaw ba ñu gisee ne ni nga xam ne noonu la ñooy de takk da di doxalee jaarul yoon Imam Mahmoud Dicko li mu jàpp moo di transition bu ñu koy wax faw ñoo xamante ni bi duñu ay takk der maanaam ñoo xam ne ay civil la ñu ñoo war a yor nguur ga te lu mu gàtt-gàtt fukki weer ak juróom-ñett waaye ñetti at moom day ëpp ak yaa doom ñu teewlu ko waa RFI ñoo ko taataan. La CEDEAO sont des gens responsables, ils ont des textes. waa CEDEAO mot nañu liñ leen di doyee am nañu ay texte te ñoom ñooñee war nañu liggéey ba ñu daal di koy jëfee ñun suñu wàllu bopp ci loole yenn ci ay doxalinu CEDEAO ca la ñu nekk tax sax nangu nañu doxalin yooyu le tax ñu tëral bile mbootaay li mel nag mënuñu ko def keneen ne duñ ñu ko def loole tam faaw ñëpp daal di koy xam mu doon civil wala bokk militaire kenn mënul toog rek di def li ko neexa te amut njeexital réew mi warul toog rek di xaar di xool nit ñi rek ñu def tam li leen neex ay jafe-jafe dañ ci yàgg lool muy mel ni luy bañ a jeex jot na nag ñu daal di koy jeexal wutal ko ay pexe ba génn ca bu baax a baax ci yooyu jafe-jafe aajowut benn yoon tam ñu daal di nekk tam rek ci ay transition ci sama xalaat ñetti at dafa bari gën kaa bëri kay fukki weer ak juróom ñett loole sax nit mën na ko nangu wala sax li ko yées yaakaar naa ne faw ñu am ab civil bi ñu teg ci boppu transition bi te ñun ñëpp ñu ànd ci sama taxawaay daal benn la duma jiite genn ba transition man imam la te damay des rek ci jumaa ji. Je regagne ma mosquée, je ne serai pas président ni d'une transition ni de gouvernement ni d'autre chose. Je suis imam, je resterai imam inch'Allah. jaajëfal ko Yandé Matine mi daal di tekk yooyu les kàddu si kàllaamay wolof jaajëfal leen mbokk ci teewlu bi 19h jot na sënkam